ñoo ngi leen di nuyu di balu ak ñëpp yàlla nañu yàlla boole jégal waaye ci aadaay réew mi bala ñoo tàmbali waxtaan wi li ñu jëkke nag mooy ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangub sang yi di rafetlu wuy si bi ngeen wuy si kan ngeen wuy si muy Seynabou ndax ñun ñoo ko tànn indi ko fii ci case bi mu ànd ak équipe bi di fi liggéey mu mel ni li dal na xel ndax ay nit sooy ànd ak ñoom su fekkente ne suñu wootee nga ñu wuy si la dama ne dal na xel waaye liñ ci teg mooy xamal nit ñi tey lii tax ñu jël kàddu gi di waxe nii li ñuy wax cérémonie maître de cérémonie moom la ñuy jéem a def ndax li ko sabab mooy communicateurs yi nga xam ne ñoo ko waroon def xaar nañ leen mais ñëwuñu te barab bi dafa xaw a tàng kon fokk ñu tàmbali ni ñuy tëralee waxtaan wi nag nii la ginnaaw bi ñu xamalee ñépp ne Mandiémé Ndiaye mooy wax ak yéen di leen wax ne parent d'élève la ni ñuy tëralee waxtaan wi nii la bala ñu dugg foofu dañ leen di wax li sabab bis bi parce que projet la boo xam ne day jàppale Thérèse ngir suqali case bi wala boo case yi nu am chance bokk ci case yooyu nga xam ne dañ leen di jàppale bu ma juumul sax daa mel ni Sénégal gépp la waaye ñun li ñuy mën a xam rek mooy suñu bos ndax kenn mënta nettali géntu jàmbur moom moo jóg ànd ak projet bu ñu wax PAPIDHS ngir jàppale askan wi parce que ku ne case yi rek ne askan wi ndax ëllëgi réew mi ñii la ci lim leen di jàppalee ku ne xam ne feebar bi fi mu toll mu ngi faagaagal àdduna kenn ku ci nekk ci sa fànn ak fa la yàlla féetale sa kem kàttan la nga mën ci dimbalee askan wi nga di ko def projet boobu nag ànd ak directrice des cases fas yéene jàppale askan wi ci kit li ñuy wax kit mooy saaku bi li ci nekk yépp élève bi lañ koy jox mu mën di ko jëfandikoo la ñu wax mooy gelañ ci biir saaboŋ ci biir am na yeneen i xeeti ndimbal nag yi ñëw ci kanam waaye comme lii la ñu tàmbalee ñu ne nañ ko def cérémonie fexe ba askan wi yëpp yëg ne directrice Thérèse mi ngi jàppale ay casam maanaam département bi fi ñu ko dénk moom mu ngi ciy béy waaram parce que ab tool la bu yaatu kenn ku ne ñu ne la sa sangi nii kon li ñuy def mooy gërëm ko ci turu communauté bi yëpp. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ci turu chef du village Adja Bousso Ngom mi chef du village yu Ndangalma 1 di leen dalal jàmm ci case des tout-petits bi nga xam ne mi ngi ci village am di nuyu kilifa yi fi toog représentant maire di nuyu Mandiémé Ndiaye mi nga xam ne moo yor tey communication bi tey mën nañoo wax ne moo yor communication bi en même temps personne ressource bi nga xam ne gën nañ koo ràññee ci biir Ndangalma nga xam ne lu baax rek la fiy dox di nuyu bàjjen say jonn di nuyu Fatou mi nga xam ne mooy encadré xale yi ak personnel am ak mère assistante yi nga xam ne ñu ngi fi di nuyu tamit mère d'enfant yi ndax tey jii li waral lii mooy xale yi ak seen yaay ndax xale tey lu mu bëgg a jàng te yaayam indiwu ko papaam indiwu ko toppatoowuñ ko ba indi ko ci case bi tey case bi du mën a dem ba lii di fi am tey kon yéen dañ leen di wax mention spéciale di leen wax jërëjëf yéen yaayu xale yi di am kontaante lool na ci bis bi na li ko wund mooy mbas mi ndax tey jii buñ dee wax waxu mbas mi la ñuy wax ndax ay projet jaar na fi jaaraat fi waaye kenn takkuloowu leen mas indiwuñu alcool gel indiwuñuy saabu kon ne buñ ne mbas mee waral ñu indi lii kon dañoo war a respecter mbas mi mesure d'hygiène yi ñu wax ñu def ko takk masque yi te buñ demee di ko jëfandikoo bala maa wax lenn mbaamee gërëm kenn ci loolu laa njëkk a wax ndax mbas mi moo waral lii kon nag nañ leen jàpp ne mbas mi am na soo amul woon lii du am di sant ñi saal bi yépp na di santit projet bi ndaxte
bu ñu jàpp projet bu ñu jàppul woon lii tey jii commune Ndangalma bi dina ko bëgg maire dina ko bëgg ñi ci commune bi yëpp ak ñi ci Ndangalma yëpp dinañ ko bëgg waaye mën-mën gi ak kàttan gi moo ci lu ne waaye xol bi dina fi ne. kon nag projet bii nga xam ne dafa ànd ak Marie-Thérèse Faye mi nga xam ne mooy présidente directrice des cases des tout-petits ñu ngi koy yóbbante sunu cant ci tuddu chef de village bu Ndangalma 1 ñu ngi koy sant bu baax a baax ci rafet lii mu def di sant na mbooloo mi fi nekk yëpp di sant commune Ndangalma. bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum nuyu naa leen ku ci nekk si turam ak santam ñu ngi ñaanal suñu bàyyi ma njéeme mi toog di ko ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér defal ko mboolem jullit bi jaay nabil Mustafa ñun nag daanaka wax mënewuñu ko waaye def di suñu ñi nekk fii di jàngal xale yi foog ñu remercier leen ndaxte boo yoree benn xale rek ci kër di nga jàppal bàyyil bay bëgg a dee waxuma laa nag ñoom ñi nga xamante ne ñooy yendu ak ñoom te it di def ci ñoom éducation bu baax man de sama doom su ma amaatoon yeneen fukki xale yu tolloo sama doom ji dinaa leen fi indi ndaxte man gis naa ci njëriñ bu baax a baax a baax a baax te it di leen ñaanal gudd fan nag bu ànd ak wér yàlla bàyyi leen seeni xel ak seeni kattan ba lii ñu mën kaa continuer man nag damay wax ci turu parents d'élèves yi waaye nag lu ci ëpp ci sama bopp laa koy jëmee parce que man gis naa ci njëriñ te it xam naa ni buñ ci gisutoo njëriñ xam naa ni xale yi toog fii seeni parents duñ leen. comme mbooloo mi yëpp ñoo ngi nuyu ñëpp di leen baal àq di leen baalu àq bu baax a baax a baax di nuyu présidente Sey Dione nag te di ko remercier bu baax ndaxte tey lii yëpp bu taxawee tey ba ñu mën a ñëw organisation beeg yëpp tamit yàlla ak moom a tax parce que ku nekk xam na ni fi mu toll ni case bi boobu ba tey mu ngi tëj te dañoo xëy rek woo ñu ni ñu ñëw leen jël si bagage yi te ngeen organiser ci ni mu gën a gàttee xale yi mun koo jot fi mu war a dem mu dem fa te biñ ko waxee boobu ba tey toogul parce que ñun newuñu fi waaye organiser na lépp lu mu def ko ci ni mu gën a rafetee ndaxte moom bu ñu nee case bi rek jug na kon loolu tamit dañ ko siy sant bu baax fu mu dem duñ ko dégg mu kaasal boppam wala mu waxal boppam lenn case bi rek lay kaasal case bi lay waxal kon loolu tamit ñu ngi ko si sant bu baax di ko si gërëm te gis nañu tamit ni mu ñu accompagner ci école bi heure bu jot mu ngi fi di ñu nemmeeku di seet jafe-jafe yëpp loolu tamit ñu ngi ko si sant bu baax di nuyu suñu femme assistante yi nga xamante ni tamit ñoom wax dëgg yàlla nee na ñoom ñoo jàppale daal ba lépp mun a nekk ñoo ñu jàppale bu baax a baax ndaxte bu ñu nekkoon ci classe yi tamit te amuñu nga xamante ni ñoo ñuy jàppale ci xale yi ci biti tamit kon dara du dox ndax ñoom suñu ñëwulee ñun li ñu war a liggéey ci classe yi duñ ko mun a liggéey kon mooy li ñu leen di ñaaxe rek heure bu jot ci ñuy wax parents yi ci heure bu jot ci ñu ciy jàpp bu baax a baax a baax pour tamit ñoom ñuy mun a gis seen bopp wax dëgg yàlla ci li nga xamante ni ñoo ngi koy liggéey ñu leen di sant bu baax di leen gërëm. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu président Mandiémé di nuyu la directrice Tata Fatou ak le personnel bi fi nekk yëpp di nuyu la présidente du comité de gestion Seynabou di nuyu représentant chef de village Yaay Joy Diop di nuyu les parents d'élèves di nuyu aussi xale yi ni ko ñëpp waxee rek dañuy sant yàlla bu baax ñu dajewaat ci mbégte li nga xamante ni mooy projet bi jaar ci ministère ba ñëw ci case des tout-petits wàcc ñu choisir case des tout-petits bu Ndangalma mu bokk ci parce que état souvent rarement lay indi programme mu tasaaroo ci réew mi yëpp dañuy cibler ay sites wala dañuy cibler ay cases wala dañuy cibler ay écoles ciblage boobu nag day fekk nag ñu xool ni critères yi ñoom ñii seen liggéey teg nañ ko ci yoon moo tax ñu bokk leen ci kon sant nañ yàlla bu baax bi ngeen ci bokkee loolu nguur gi def ko mu jaar ci agence nationale de la case des tout-petits nga gis ni programme bi li ñu njëkk a def mooy indi ay kits d'hygiène dafa
dafa ànd ak jamono ndax jamono ji dañoo nekk ci mbas mi kon dafay baax ñu gën a sensibiliser nit ñi ci mbas mi moo tax xam naa ne ñu commencé joxe ay gel joxe ay savon loolu la nguur gi commencé parce que ministère yi bari ñu ngi koy def transport ñu ngi jàppale transporteurs yi jox leen ay koppar ndax képp koo xamante ni suqaliku nga am nga problème ci mbas mi dañ lay jàppale fan ñu nekk nii ñu ngi jàppale artisan yi képp kuy artisan boo ko déggee ak boo ko déggul nguur gi génn programme pour jàppale la loolu tamit xëy na moo ëmb projet bi nga xamante ni 5 ans lay durer mais ci début bi ñu indil ñu ay gel ak ay savon pour xale yi kon parents yi nañ ko approprié wu ba li leen di jox aussi ñu fexe di ko utiliser à bon escient. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu suñu invité yi di ci njëkkee tonton Mandiémé teg ci représentant chef du village teg ci représentant monsieur le maire di nuyu suñu parents d'élèves yi nga xamante ne lépp lu ñu oote rek suba ba ngoon ñëw uyu suñu di nuyu suñu jàngalekat yi nga xamante ne gannaaw yàlla tey bu suñu classe bi taxawee di dox boobaa léegi yàlla ak ñoom la di nuyu bu baax suñu mère assistante yi nga xamante ne sans ñoom classe bi du dem duma ko lott di ko wax ndax ñoo ñuy téyel xale yi diñu leen di toppatool ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay ñu fi indi mbas mi ndax boo xoolee ñëpp a ngi si yëngatu kon rawati tey bu ñu nee tuut tànk yi ne mbas mi ndax xale toujours foo ko fekk mi ngi fo loxo mi ngi ci suuf si mi ngi salte mi ngi dem mi ngi ñëw kon kooku bu ñu ootee ci lu mel nii pour jox ko gel ak saabu loolu dañ koy rafetlu ñun ñëpp di ci njëkkee nag sant ki nga xamante ne projet bi moo tax mu am muy madame la directrice Thérèse Faye Diouf ci ndimbalu PIPA DH projet bi nga xamante ne moo ko jàppale ba lii lépp am projet bi nag day soog a door mi ngi door en 2019 war a am 5 ans war a jeex 2024 kon lii ndoote la rek ci biir case yooyu fanweeri case ak juróom-benn la ci région bi. di sant bu baax ci boole bi ñu ci boole nga xamante ne fi mu toll nii concurrence la projet bu ñëw ñuy xool nag ñan ñoo koy jëfandikoo ak ñan ñoo tegtal yi ñu ci joxe ñan ñoo koy doxal na mu bare ñuy ñaan yàlla na kóolute gi ñu am ci ñun ba jox ñu ci ba boole ñu ci yal na yàlla def loolu ñu yaakaar ci ñun ñu gis ko te loolu yéen ñëpp a ciy jàpp parents d'élèves yi ñëpp di ñaan nombre d'inscription bi ñu am ren di ñaan yàlla déwén mu yokk ndax lu muy gën a yokk rek ñun ñu ciy gën a gis suñu bopp xale yi di ci gën a gis seen bopp. ñu nit ñu wax suñu doléance ci case bi ndax monsieur le maire bu amee ko fi teewal foog ñu wax li nga xamante ne moom moo ñu suñuy jafe-jafe ci case bi ndax ñu ngi sant bu baax ñu ñuy jàppale bu baax wante dañuy ñaan ñu gën ñoo jàppale ndax boo xoolee case bi ci case yi fi njëkk la bokk ci case maire yi lañ bokk boo xoolee daanaka bu ñu jógoon tey di def visite li fi nekk lépp boo xoolee lu bari dafa yàqu benn ci vitre yi nga xamante ne mooy palanteer yi toujours ñu ngi jàpp ay xale yu dugg ci biir case bi te fii la ñuy jaar di dugg di yàq bagage yu xale yi loolu ñuy ñaan monsieur le maire bu ngeen ñu mënee jàppale ci ay palanteer yi nga xamante ne fer lay doon ñu monter ko fii ba xale yi dootuñu fi amati accès di ñaan suñu ventilo yi courant bi doxatul moom naka jeex ba case bi taxawee tey courant bi normal xaw ma ci installation yu njëkk yi la bu njëkk ba la ba tey dañoo defar bay bëgg a dee te boo xoolee lavage de mains bii ñu nga xamante ne moom la ñëpp di def ci feebar bi ñun yàlla dafa dogal case des tout-petits moom ak lavage de mains ñoo mës a ànd te affaire UNICEF yi lavage de mains affaire UNICEF yi léegi gis nañ ko ci élémentaire gis ko ci ñeneen te case bi bu ñu sañoo nit ngeen jàppaleen ci bañ am ci benn ndax moo gën a noppale def ci satala taxaw di sotti loolu moom dañ leen ci ñaan lu ngeen ñu ci mën a jàppale ngeen jàppaleen ci te boo xoolee jamonoy PCR amoon nañu subvention ba nga xamante ne da daan ñëw ci case yi ñu yaakaaroon ne subvention boobu xëy na bu maire amee xëy na loolu dina yokku far subvention yi sax avant PCR di fi jógee amatut ñuy ñaan yàlla lu ngeen ñu mën a jàppale rek suñuy doléance loolu moom dañ leen di ñaan ndax case bi jafe-jafe fi ne bëri na lool loolu moom dañ leen di ñaan lu ngeen ñu mën a jàppale rek ngeen jàppale ñu ci ba nga xamante ne suñuy jafe-jafe yu bëree bëri dina wàññeeku maa ngi leen di nuyu di leen di sant di gërëm ñëpp wasalaam